salaamaaleykum mbokk yi seetaan MMD Média tey dañuy ñëwaat ak yéen ci seen émission KF Week ànd ceeg le grand chroniqueur di Mouhamed Mansour Diop nekk le député du peuple. Mouhamed Mansour ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Khalifa maa ngi nuyu ñi seetaan MMD Média yëpp di am kontaan itam ci émission bi comme ni ñu koy doxalee week-end bu nekk. tey dañuy commencé nag ak émission bi ci li nga xamante ni mooy wàllum politique. rawatina nag validation liste Yewwi Askan bi ak alliance yu Yewwi Askan bi ak ki nga xam ne nag mooy wàllu ak it tamit Benno Bokk Yaakaar bi nga xamee ni seen i liste dafa amoon ay jafe-jafe Mouhamed Mansour dañu bëggoon ko taxawal ñu foofu ci validation bi nga xamante ni def nañ ko. Khalifa li ñu mën a jàpp mooy combat bi comme ni ko ñëpp doon waxee mooy combat bu dañuy respecter yoon ak démocratie parité dafa leer góor ak jigéen la ñuy composer liste ci élection yu ñu mën di dem. bu dee bureau municipal bu dee bureau à l'Assemblée nationale ak yeneen bu fekkee dañu la demander nga confectionner benn liste pour participer ci élection moo xam nga nekk Benno Bokk Yaakaar moo xam Yewwi Askan Wi moo xam aar moo xam gëm sa bopp moo xam coalition bu mu mën di doon dafa jaadu ci moom mu respecter li yoon wax muy parité góor ak jigéen bu fekkee waa coalition Yewwi Askan Wi dañu respecté wul département bu Dakar Benno Bokk Yaakaar respecté wuñu seen liste nationale Yewwi Askan Wi respecté wuñu seen liste nationale mais dëppoo ci ay kàddu wala jurisprudence tax ñu jalgati loi wala dogal bu bàyyee ko ci conseil constitutionnel parce que ba léegi bul fàtte ni validité listu Yewwi Askan Wi nationale ak département bu Dakar ak Benno Bokk Yaakaar seen liste nationale ba léegi dafa des ci décision finale bi bàyyeekoo ci direction générale des élections parce que conseil constitutionnel dañu koy kalaame ab recours la ñu fay yóbbu mu xamal leen recours bi ngeen dugal mun na tax ñu càmbaraat bu fekkee am na jàppandalu dugal ak génne mais bu fekkente ni bi conseil constitutionnel jël na dogal boobu sukkandiku ci yoon recours boobee mu favorable buy dellu soit dafay fekkaat loi bu ni góor ak jigéen bu kenn génnee ki koy remplacer day mel ni moom sexe bu góor génnee góor moo koy remplacer bu jigéen génnee jigéen moo koy remplacer gis nga ñoo fi ëpp doole dañoo war a waxtaan suñu biir ba juboo dëppoo ci kàddu teg dil Sénégal yi duñ ko nangu liste Yewwi bu validul duñ ko valider liste Benno bu validul bu ñu ko valider gis nga seen affaire yu leerul yii nii wax naa ko benn jour ma ni Benoît Sambou ak Mimi Touré yabuñu président Macky Sall pour di jaawale listam ñàkk a xam élection dalul Déthié Fall Khalifa Sall Ousmane Ngom Barthélémy Diaz ba ñuy juum ci liste département bu Dakar ak seen liste nationale lu nekk ci biir ak lu nekk ci ginnaaw loolu la Sénégal yi bëgg a xam duñu nangu lu neex kenn parce que ñoo nekk ci telle majorité wala telle coalition après ñuy jalgati ay élection loolu Khalifa mënut a jàll tey mënut a jàll ëllëg gis nga conseil constitutionnel jël na dogal ci recours yi ñu tegoon ci kaw taabalam mais soppiwul dara ci loi électorale bi nga xam ni ci la direction générale des élections di sukkandiku ngir jël ay dogal ci képp koo xam ni ab liste nga te respecté woo parité bi doo valide loolu mooy dëgg ñu ngi xaar nag décision finale ci yenn coalition la ñuy valider à 100% ngir ñu bokk ci yooyu lay élection en attendant seen allégation yi nga xam ne kenn xamagul ba léegi lan lay tekki Khalifa. ci gàttal daal ba léegi nii ñaari liste yi nga xamante ne mooy Benno ak alliance bu wàllu ak Yewwi Askan bi ba léegi nii seen ba kii dafa des daal lu ñu mën a xoolaat la daal ci gàttal. lu ñu mën a xoolaat la conseil dañu wax naa la ay recours moo demoon conseil constitutionnel du liste bi la ñu jëloon yóbbu ko conseil constitutionnel dañu leen wax ni dañuy dem conseil constitutionnel xamal leen ni dañoo juum ci ni ñu tegalee liste yi góor ak jigéen ñu bëgg am ñu démissionner pour ñu remplacer leen conseil constitutionnel ni leen loolu mun naa nekk mais loolu mun naa nekk jooju dafay aju ci ñu respecter code électoral mooy góor bu bàyyee góor moo koy remplacer jigéen bu bàyyee jigéen moo koy remplacer même cas bi taxoon ñu invalider seen liste moo fay nekkaat xanaa duñu génne góor dugal fa jigéen pour bëgg a valider benn liste loolu Sénégal yi duñ ko seetaan duñ ko nangu parce que jalgati loi ci maa tey la ci lu neex ñenn Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yaakaar loolu du fi jàll de parce que loi la kalaame la décision la laneen la loi bi li mu wax mooy
liste bu respecté wul parité doo valide ngir bokk ci ay élection loolu leer na Khalifa. Mansour dañuy dem ci li nga xam ni moo xewoon fii nga xam ni mooy ci Tivaouane mu nekk tiis boo xamante ni dafa metti trop ba 11 bébé daal di woon génn ñàkk seen bakkan ci fi nga xamante ni mooy hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh bu jeex bu Tivaouane ñu gis ni nag dañoo gis ni histoire dafay répété wu ndax nëgë ni daaw amoon na fee nga xam ne mooy hôpitalu Linguère ba ñeenti bébé daal di desoon daal di génnoon àdduna ci même li nga xamante ni mooy incendie bi amoon fii ci hôpital Tivaouane Mame Abdoul Aziz Dabakh bu Tivaouane Mouhamed Mansour naka nga gisee wala tamit naka nga jàngatee jëyee bi nga xam ne am na fee ci hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh bu Tivaouane. Khalifa benn événement benn fait benn structure ci même service ci structure bi dafay xaw a bizarre. service bu néonatologie bu hôpitalu Linguère moo lakk ñeenti bébé faatu ci bu Tivaouane delluwaat lakk fukki boobu bébé ak benn faatu ci pourquoi service boobu kese question la bi ci des mooy ñaari hôpital yi dañu tollu statut ay centre de santé la ñu woon ñu transformer leen ay hôpital niveau 1 est-ce que waajaloon nañ ko ci wàllu construction est-ce que bi mu nekkee centre de santé waajaloon nañu fa ay crèche yu ñuy denc xale yi bu dee waaw est-ce que am nañu couveuse yu baax est-ce que méngoo na ak courant ba fa nekk pour di ko doxal ni mu jaadoo pourquoi mu nekk néonatologie kese service boobu pourquoi nekkul beneen service hôpital bi lakk ci néonato bi beneen hôpital bi lakk ci laneen mais lépp ci benn service pareille heure même explication muy les personnes fa nekkoon xëy na dañu bouger wala dañu nekk ci laneen dafay xaw a bizarre Khalifa d'accord ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu santé ñëpp a dénoncé woon ni bu ñuy defar hôpital mënuñu tëb commencé ci hôpital niveau 3 niveau 2 booy wàññi da ngay commencé ci benn nañu tabax ay hôpital yu niveau 1 yi nga xam ne li koy tabax weesuwul 3 milliards xam nañu ko gouvernement bi xam nañu ko Abdoulaye Diouf Sarr mi wàcc xam na ko président Macky Sall xam na ko mais lan moo tax ñu préféré jël ay centre de santé lu toll ci fukki centre de santé polyclinique Roi Baudouin hôpitalu Sédhiou Namatou Tivaouane Linguère Kaffrine 10 ak Mbour 10 structures la yoo xamante ni bi yëpp ay centre de santé la ñu woon ñu transformé leen ay hôpital niveau 1 hôpital niveau 1 bokkut ak centre de santé léegi nag am na benn direction bu yor wàllu infrastructure équipement maintenance war na koo yee mu demaat ci mbooleem centre de santé yu ñu transformé ay hôpital xool ci wàllu installation yi courant bi xool ci situation tout tànk yi ak ni ñu nekkee ci l'hôpital bi xool ba xam li mu laaj pour tout tànk nekk ci service boobu lépp mat na wala det parce que it mënuñu tey ñeent tey fukk ak benn ëllëg leneen mun naa xew mu continuer ci même situation Khalifa loolu dut ñu ko nangu bien dàq nañu Abdoulaye Diouf Sarr du loolu mooy régler situation bi dafa am benn système buy dox ki nekk ci biir wala ku am luñ ci dénk muy doxal système boobu am na ci part de responsabilité certes mais du moom mooy système bi dafa am ay yoon yu koy doxal ay principe yu koy doxal ay loi yu koy doxal ay xam-xam yu ñu transformé mu koy doxal njiit yi bu ñu ko respecté wul foog mu def ay conséquences yooyu moo ñu yóbbu tey ci ñu jël ay hôpital ay centre de santé di ko def ay hôpitalu niveau 1 loolu jaaduwul xel mënu koo nangu alors il est grand temps suñu système de santé ni muy doxee ñu xam ko ni ñu ko bindee ñu respecté ko noonu ci kayit yi bu fekkente ni bii du yoon ñu xam ne li ñu def du yoon respecté wuñu système de santé bi bu fekkente ni bii dafa am lu ñu ci war a changer ñu changer ko bu fekkente ni bii dafa am lu ñu ci war a compléter ñu compléter ko mais am na yoo xam ne mënul continuer chaque instant ñu ngi wax ay nit yoo xam ne dañu faatu ci ay défaillance technique wala yoo xam ne du am ay explication yu leer yoo xam ne toujours foofu lay mujj diw faatu na sanctionné nañu nit ki limogé ko du loolu la ñuy xaar état réew dafa am nu muy doxe Khalifa foog ñu respecté noonu muy doxe
taf yëngal gi ñu bëgg def ci santé ak éducation kilifa yi xam nañu ko ñoom la neex ñuy doxale noonu école de formation yi fi nekk nga xam ni ku nekk ak ni ngay formé doon ay école business di wut xaalis état bi xam nañu ko ñi qualifié ñu tàggati leen ci école yu baax yi ñu ngi fi lu tax valoriser wu lu ñu leen lu tax recruter wu ñu leen mënuñuy tàggat waa Tunisie di tàggat waa Maroc di tàggat yeneen réew te tey ñu gën ñu avancer ñu gën ñu développer ci wàllu santé parce que dañu war a relever suñu plateau technique Khalifa dama lay yabal ci téere docteur Massamba Diop nekkoon ay jamono directeur général bu hôpital Le Dantec nga xam ni ñun noppeeguñu sax pour defar suñu système de santé et puis dafa am benn santé boo xam ni dafa commencé développer ci réew yu bëri ba ci sax occidentaux yi muy centre muy médecine bio nga xam ni dafa indi solution bu bëri ci wàllu santé mais Sénégal dañu ko xeex te dañu am ay spécialistes ci wàllu bio yu wane performance ci labo yi ci seeni ay recherche di def liggéey yu am solo yoo xam ni kenn joxu leen benn valeur tey bio boobu bu ñu leen valoriser woon dooleel leen mun nañu ubbi ay clinique di assister nit ñi di leen taxaw ba nga xam ni daañu xaw a désengorger tuuti nit ñi rush bi am ci hôpital yi malheureusement ñun dañu xeeb suñu bopp malheureusement ki def ay gëstu teg ko ci wàllu xam-xam bind ci ay téere duñ ko jox benn valeur parce que nag bul fàtte ni suñu système de santé dafa gasax mais bul fàtte ni suñu système de santé en même temps mooy enrichir système pharmaceutique française bul fàtte loolu majorité garab yi ñuy jëfandikoo France lay jóge bu dul woon Sénégal système pharmaceutique bu France du dox li ñu fi indi ci ay garab ci ay milliards par an kenn xamul nu mu toll système boobu français yi seen bakkan la ñu ci teg tey système santé bu Sénégal bu baaxee dox jog normal dafay répercuté wu ci chiffre d'affaires pharmacie française lan moo nekk ci ginnaaw nag yàlla rekk xam Khalifa bu la ñetti junni dee faj ma fexe ba ñaar fukki junni di la faj ngay dem di wuti di ko taqalee te du sotti parce que maa ngi gën a enrichir ki nga xam ne moo lay jaay garab yi ngay fajoo alors loolu dañu am système ñun boo xam ni mooy médecine bio bu ay nit yu kale yu def ay recherche bind ay téere développé ko ci nit ki ni mu mën a fajoo ci xobu garab yi ñoom tubaab yi dañ lay wax importance bi nga xam ni garab gii la tiim tey Khalifa muy corossol doom bi am na ko ci xeex cancer xob bi am na ko ci xeex cancer même tubaab yi dañu koy bind bëgguñu ko xam bëgguñu ko développer il y a des Sénégalais yu def ay recherche yu doy waar bëgguñu mu yaatu bëgguñu mu siiw parce que am na benn système bu ñuy nourrir bu ñuy enrichir ci tawati nit ñi ba tax mun ñu am tawat bu baax parce que bu la boo dee faju ci ñetti junni ci ñaari fan ñetti fan wala benn semaine est-ce que préféré wu ñu faj la ci ñaar fukki junni ci ñeenti semaine wopp ji gën a yàgg wopp ji gën a yaatu njuumte yi di am ci paj mi suñu système bi kilifa yi xam nañu ni jagul te xam nañu ni li nekk ci këyit yi jag na lu tax mënuñu appliquer li nekk ci këyit yi parce que y a un problème lan moo tax ci système bi ñiy def politique ak ñi deful politique mënuñoo juboo ci système bi parce que am na anomalie bu ci am na pagaille bu ci am na deal bu ci am li lay war a suul nañu ñu génne ci goutte gi ñu dugal pour enrichir ñenn pour dundal ñenn et détruire tout un peuple ci wàllu santé suñu secteur santé mun nañu ko faj nañ ko gën élargir nañ ko gën yaatal dugal ci médecine bio jàppandale leen ñu ubbi ay clinique jàppandale leen ñu participer ci wàññi nit ñi fréquente hôpitaux yi c'est ça la réalité Khalifa. Mouhamed Mansour changement boobu noonu est-ce que ki nga xam ne moo nekk ministre de la santé bu bees bi di Marie Khemesse Ngom Ndiaye mën na indi boobu les changements. foog naa ko quel que soit gestion bu Marie Khemesse Ngom Ndiaye mooy tane bu Abdoulaye Diouf Sarr non yàlla dafa wax ci alquranul karim ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim hal yastawa allazina ya'lamuuna wallazina laa ya'lamuun ñi xam ak ki xamul mënuñoo yem Abdoulaye Diouf Sarr développé wul ci secteur santé moo ko mën a ci yem xam-xamam da ciy des ki nga xam ne nag ci la toqantalu ci la màgg prouvé ko jiitey hôpital dem ba ëgsi fenn fi métier bi mu nekk moo ko permettre ci wàllu xam-xam ak li mu prouvé impérativement dina liggéey ak Abdoulaye Diouf Sarr parce que xam-xamam moo tax
moo tax souvent ma dégg ñu ni comptable la ci gestion bu Abdoulaye Diouf Sarr man ànduma ci comptable la ci xëy na certes parce que mu ngi woon ci biir mais est-ce que amoon na décision bu muy waxee waaw la det mais xemes ku nekk xam nga xam-xamam xemes mënut a seetaan ñuy tourner image yu santé parce que moom mooy santé xamul laneen demul faneen découvrir laneen lu dul santé ci àddunaam ci lay nekk ba faatu kon kooku bu sañoon li mu nekk du mujj ginnaaw du nekk ndaare kon gestion nga xemes mënut a yem ak bu Abdoulaye Diouf Sarr dina am yu mu soppi ay nomination politique xam nga dootul am ay parparloo xam nga du am tànn sa ba la nee xam nga du am xam-xam jël xam-xam suul ko pour defal bakar fegoo ñeneen dootul am moo tax nit mënut tëkkat la gestion bu xemes ak bu Abdoulaye Diouf Sarr parce que duñu benn wolof yàgg nay wax ni boo amee sa mbaam bul ko dénk sa waay dénk ko waayam jox la loo bëggul mais dama koy jox ki ko bëgg ndax moom moo koy toppatoo ba tax na jàpp ma ni mun nañoo yamale yaakaar bi ñu am ci xemes non mënut a bokk ak yaakaar bi ñu amoon ci Abdoulaye Diouf Sarr Khalifa